dañ fi teew fii Saint-Louis pour waxtaanee li nga xamante ne moom mooy mbirum xaalis bi nga xamante ne moom moo war a dugg si mbirum changement climatique wax aussi li nga xamante ne moom mooy laal gox yi si mbirum catastrophe wala perte gis nañ ne Saint-Louis laal érosion côtière bi laal na ko mais bu nu fàtte ne tamit mbirum désertification bi mu ngi fi donc boo xoolee par exemple si zone yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si biir ay Podor Matam lépp li ko wër mbirum désertification bi mu ngi fi donc ñun loolu la ñuy ñëw waxtaane c'est-à-dire gën a yee nit ñi si mbirum financement yi weccoo xalaat si ni nga xamante ne noonu lañ mën a liggéeyee ensemble c'est-à-dire boole suñu doole ba nga xamante ne bu fekkee ne mën nañ àgg si financement yooyu ñuy wax ñu xool naka lañ siy demee beneen bi nga xamante ne moom moo si topp am na li nga xamante ne moom lañ fi fekk mooy solution yi nit ñi di andi solution yi nit ñi di andi laaj na aussi ñu gën ko xam c'est-à-dire ñu yéegal ko fi ñu ko mën a yéegale ba nit ñi xam ne ñin fi fekk am na li ñuy jot a andi ñu xool ndax solution yooyu aussi mën na permettre Sénégal si boppam d'autant plus que dañoo am engagement au niveau international nun ko mën a jëlee en compte si contribution déterminée au niveau national parce que loolu aussi lu ñu war la si accordu Paris donc accordu Paris mooy ñu fexe ba ñu mën a limiter élévation niveau température bi maanaam ni température bi di yéegee à 1,5 degré wala 2 degré bu mënee nekk te loolu mënuñ wax ne état bi rek moom mooy andi réponse bi acteurs yi yëpp si lañ bokk muy acteur étatique acteur de la société civile donc il faut que ñu fexe ba loolu nga xamante ne moom mooy apportu société civile bi ñu mën ko boole si li nga xamante ne moom la état bi di yónnee comme rapport bu jotee mu def ko pour niveau international. Bon xam nga finance climatique yi dañuy wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a sonn si mbirum changement climatique yi si dëkk yi ñu nekk mooy pays en développement yi ñoom lañ ko jagleel. Léegi question bi mooy est-ce que xaalis bi nga xamante ne moom lay jagleel mu ngi agsi donc bu fekkee ne agsewul donc ñun dañuy continuer di porter plaidoyer di ñaxtu ba loolu nga xamante ne moom lañ leen di jagleel ñoom ñu mën si jot donc loolu moo tax aussi ñuy xool mécanisme yi nga xamante ne moom lañ fi tëral mooy autorité nationale désignée lan mooy liggéeyam entité accréditée yi nga xamante ne foofu la ñuy jaarale projet yi naka lañ mën a fexe ba nit ñi aussi man leen a xam ba mën a au moins àgg si fi nga xamante ne moom mooy Fonds vert pour le climat parce que bu fekkee ne ni amuñu information boobu wala xamuñu mécanisme yooyu day jafe pour ñoom ñu mën a xam fan la ñuy joxe seen projet yi bu fekkee ne am nañ projet yu méngoo ak li nga xamante ne moom la ñuy xaar au niveau du Fonds vert. waaw bon liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko fii def li njëkk mooy dañ koy rafetlu parce que fekk ay nit yi nga xamante ne dañuy dund ay jafe-jafe ngeen fexe ba jàppale leen loolu lu ñu naw la leneen liñ si bëgg a yokk rek mooy gën a gëstuwaat ba xam ndax solution yooyu nga xamante ne moom la ñu jagleel nit ñi ndax solution yu adapté la parce que nit ki nga xamante ne aussi am na li ko jot mooy érosion côtière wala mbënn mi laaj na ñu xoolaat est-ce que liggéey bi ñu def méngoo na ak ñoom liñ doon xaar parce que ku nekk day am culture am na ñi nga xamante ne seen cosaan seen aada foofu la nekk ñu déplacer leen est-ce que loolu nekkul li manqué donc bu fekkee ne li manqué la ñu xool par exemple ni nga xamante ne loolu la ñuy combler gap yooyu si élément yi nga xamante ne moom la ñuy andi si njàngat parce que ñun bëgg nañ si def njàngat ba xam perte non économique yooyu comme nañ koy waxee si processus bi naka lañ koy mën a gën a jëlee en compte. kenn umpalewul ne si jamono changement climatique lañ nekk te gis nañ ne su ñuy wax changement climatique xel yëpp day dem si zone nord état bi nag def na fi ay jéego parce que soo xoolee delta bi ak vallée bi ay aménagement ngay gis partout te aménagement yooyu pour ñu rentabiliser ko il faut que ñuy wax lu ñuy wax chaîne de valeur ñu développer ko moo tax Enda énergie bu mu ñëwee zone nord moom dafa jël chaîne de valeur mais pour développer da koy jaaree si énergie parce que suñu porte d'entrée énergie la ñu am nag ay programme yu bëri yu ñuy développer
am nañ programme boo xam ne si wàllu meew la si maillon yëpp la ñuy intervenir lu ko dalee si collecte bi lu ko dalee si conservation transformation ba si commercialisation. beneen bi nga xam ne jigéen yi la concerné mooy programme bi ñuy wax résilience des femmes suñu nee résilience nag mooy fexe ba yokk seen dëgërlaay parce que ñëpp xam nañ ne changement climatique bi dafa sonal producteurs yi à plus forte raison li ñuy wax les couches vulnérables mooy les femmes. loolu nag pour ñu def ko dañu ne dañuy fixé wu ci 4A. première A mooy fexe ba jigéen ñi am suuf parce que kenn umpalewul ne suuf dafa jafe surtout suuf bu baax. deuxième bi mooy fexe ba jigéen yi ci seen tool yi bala ci seen unité de transformation yi li nga xam ne moom la ñuy utiliser comme énergie que mu nekk courant que mu nekk électricité que mu nekk comment dirais-je carburant que mu nekk solaire mu autonome. parce que su fekkee ni am nañ problème pour mun a sécuriser énergie boobu liggéey bi du dox te ci études yi ñuy jot a def sax nee nañ sax soo xoolee dépenses yi ñuy gën a dépenser ci wàllum tool ci wàllum unité de transformation 40% bi ci wàllum énergie. kon suñu fexee ba tool yooyu bala unité de transformation yooyu ñu solariser leen au moins jigéen yi dinañ xaw a soulager wu autonome. troisième défi c'est l'accès à l'information climatique parce que pour ñun ki nga xam ne dafay bay bala ki nga xam ne day def transformation ci contexte changement climatique tantôt mu taw tantôt du taw munoo kale climat bi ci fenn baax na nga am information ba nga mën a fagaru. su fekkee dafa war a taw fekk nga war a récolter di nga jël sa ay mesures yi nga xam ne dina tax ba soo récolter su tawee du yàqu. quatrième défi bi nag mooy fexe ba jigéen ñi lu ñuy produire ñu mën ko jaay parce que su fekkee ne produire nañ am nañ rendement te jaayuñ ko boobu aussi beneen coono la. kon si loolu la ENDA nekk depuis 2015 di ko doxal ci 7 localités du Delta ak Gandioli.